tey nag dañoo amaloon am ndaje ak ñi nga xay ni ñoo ëmb presse bi ci Sénégal pour waxtaan ak ñoom ci situation Université Gaston Berger de Saint-Louis waxtaan bi nag dinañ ko tourner ci ay points yu bëri d'abord dinañ ñëw ci lan mooy kuréel gi nga xay ni mooy coordination des étudiants de Saint-Louis dinañ wax aussi ci ay tuuma yoo nga xay ni ñi nga xay ni ñooy autorités yi nga xay ni dañoo nekk ci biir université bi dañ koo teg ci kaw coordination démb ci benn génn bu ñu amoon ak média yi dinañ duggaat ci aussi li nga xay ni moo waral coow li muy décret bi nga xay ni moom tey moom la coordination décrété te mu posé problème fii ci autorités yi autorités universitaires yi dinañ ñëwaat aussi ci lan moo tax coordination am taxawaay bu mel ni ginnaaw bi fi autorité bi nga xay ni mooy recteur université bi di Ousmane Thiaré ak directeur bi nga xay ni mooy directeur du CROUS dafay ñeenti at ci bopp université bi ak ay manque de réalisation yi waral étudiants yi tey heure saa suñu xëyee di dégg université bii di université Gaston Berger de Saint-Louis ci médias yi muy ñaxtu daañu terminer suñu waxtaan ak étudiants yi rappelé waat étudiants yi coordination bii ngeen xay ni moom ngeen dénk seen représentation nekkul structure boo nga xay ni daf fi nekk di contrecarrer autorité bi juste pour contrecarrer ko mais daf fi nekk di contrecarrer autorité yi pour améliorer conditions yi nga xay ni moom la étudiants yi nekk fii ci université bi li ñuy commencer mooy dañuy fàttali opinion nationale que ni ñaari fànn yi nga xay ni ci réew mi état bi dafa jël luy toll 40% budget dugal ko ci tey faay côté boobu ñoom ñoo ëpp lu ñuy ñaxtu ce qui veut dire que ñoom instruction yi nga xay ni ñu ngi ko doon joxe ci secteur boobu kon mën naa am jaarul yoon bu mu war a jaar muy enseignement supérieur ak santé enseignement supérieur bu ne tey 40% budget Sénégal ñu ngi ko jëmale ci enseignement supérieur te heure saa suñu xëyee di dégg ndongo daara yi ci rajo yeeg télé yi ñuy ñaxtu ce qui veut dire que jot na président de la République Macky Sall lui-même mu jël ay responsabilités saytul instruction yi nga xam ne mu ngi ko doon joxe dans les espaces universitaires ndax am nit ñi ñu ngi koy exécuter normalement wala exécuter wuñ ko kon ñu dural waxtaan bi di leen fàttali ni coordination des étudiants de Saint-Louis mi ngi nekk kuréel gi nga xay ni moo ëmb lépp luy aar àq ak yelleef étudiant fii ci université Gaston Berger de Saint-Louis dañ ko créé woon depuis 1994 bi ñu ko créé def nañ de telle sorte que képp koo nga xay ni njiit nga fee ci campus social bi ak njiit fii ci campus pédagogique bi ñooy daje di waxtaan ci lépp loo nga xay ni mooy jëmale université bi ci kanam bi loolu amee nag kuréel gi nga xay ni mooy coordination des étudiants de Saint-Louis du mus a génn di teg ay revendication ci table autorité bi ba pare du am ay mécanismes yu mu ko jaarale tey étudiants yi nga xay ni ñoom lañ jiite ñooñu jox seen voix moo tax ñu am confiance boobu pour mën a tey génn di leen représenter ba toog di wax ci seen kàddu démb nag dañoo seetlu ni kii nga xay ni mooy recteur bu ñu ko waxee mooy ki nga xay ni moo yor lépp loo nga xay ni dafay accompagner étudiant bi ci jàngam pour garantir étudiant bi mu def ay résultats fee ci campus pédagogique bi mais aussi am cër bu rëy ci superviser li nga xay ni moom la kilifa gi nga xay ni moo nekk ci campus social bi di directeur CROUS Pape Ibrahima Faye ci gestion bu nga xay ni mi ngi koy def ci biir université bi donc démb bu ñu gisee ñoom ñu génn toog ci benn conférence de presse di wax bay wax ni coordination gii kuréel gii ñuy wax coordination des étudiants de Saint-Louis benn kuréel la goo nga xay ni existé wul amul ci université bi te bu ñu fàttalikoo ci fan yee ñu génn ñoom autorité yooyu ñoom ñoo toog ak kuréel gi ñuy wax coordination des étudiants de Saint-Louis ba xaatim ay kayit yoo nga xay ni kayit yi c'était juste pour defaat jàmm indiwaat jàmm ci biir université bi kuréel googu di coordination des étudiants de Saint-Louis d'accordoon ci signé ba kayit baa ngi nii ñu signé kon tey jot na ñu laaj autorité bii nga xay ni mooy recteur bu toogee ni coordination des étudiants de Saint-Louis existé wul wala ni ñuy doxalee seen doxal baaxul lan moo taxoon ci fan yële ñu génn mu toog ak ñoom ba xaatim benn protocole d'accord ak ñoom ce qui veut dire que autorité bi mi ngi ci logique boo nga xay ni tey bu coordination nekkee ci di ko accompagner ci seen ñaawteef yi ñu nekk ci université bi ak luubal gi ñu fi nekkee coordination mooy structure bi gën ci université bi waaye heure saa su coordination wëlbatikoo ni ñoom kat lii ñuy def teguñu ko ci yoon coordination moom baaxul loolu nag jot na étudiants yi ci seen jëmmi bopp ñu xam ko ñu xam ni autorité bi discussion bu muy entamé ak orientation yi muy jël jubluwu ci dara lu dul diviser étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci université bi affaiblir seen représentativité mais aussi continuer di def seen i njubal seen i ñàkk a jubal di gën a suuxal université Gaston Berger de Saint-Louis donc ci conférence de presse boobu recteur araftu na ci coordination bay wax ne dinañ jël ay mesures pour dàq ay délégués ñu leen fàttali ne fan yële ñu génn at yële ñu génn dàqoon nañ fi ñeent ci ay coordonnateurs fii ci coordination des étudiants de Saint-Louis mais tey loolu lan la affecté ci fonctionnement coordination day mel ni sax ñoom bu ñu dàqee représentant d'étudiants yooyu
dañuy gën a jox doole structure bi parce que tey dàqoon nañ benn Daouda Sagna mais à travers un monsieur Ousmane Gueye ñi ngi jàkkaarloowaat ak Daouda Sagna ba ñu dàqoon. leneen li mu waxaat muy menacer étudiants yi ci section unique ndax nee nañ étudiants yi nga xam ne ñoo leen représenté dañuy dem ci ay mouvement de grève yu bëri ba tax na tey calendrier universitaire mënatuñ ko respecté donc dinañ def ay section unique ci yenn UFR yi ñu ne ñun kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis mi ngi taxaw di xaar bépp autorité bu taxaw ni da ngay xaatim lu ñuy wax section unique ci université bi bu boobaa dinañ xam lan mooy coordination ak ban xarkanam la coordination di taxawee pour loolu noonu du jàll ndax ñoom ñii di autorité universitaires yi tey bu ñu bëggoon régler situation universitaire dañuy wax UFR bu mel ni UFR SUP fee ñu jànge droit depuis ñaata weer étudiants yi ñu ngi daw topp ci ginnaaw autorités yi pour ñu jox leen seeni résultats pour ñu mën a dem inscrit ji ba nii ñuy wax ak yéen UFR boobu seen inscription terminé gul donc tey ñoom suñu wëlbati ko ni étudiants yi xëy ni ñoo leen jiite ñoom ñooy def ay grève bañ ni dañuy def ay section unique c'est parce que ñi ngi bëgg a jël ay étudiants di leen sëfloo xëy ni ñoom ñoo ko def ba gis résultats yi ba gis ni li ñu doon def jaarul yoon léegi nag kan moo war a endosser responsabilité ñoom ñi nga xëy ni toujours bañ leen falee ba léegi ñi ngi daw seeni responsabilité léegi nag étudiants yi lañ bëgg a jëlaat sëf leen responsabilité bi mais loolu du yàgg dara ñoom dinañ ci xam dara parce que bu ñu jàppee ni lenn li ñu am kese muy arrêté njàng mi pour wane suñu naqar ñi ngi nax seen bopp mais nag olof dafa wax ni lépp loo gis dafa war a jaar ci aw yoon ba yegg fa mu war a jëm te étudiants yi ñu leen di rappeler aussi ñu dalal seen xel ndax section unique du fi am te bis bu ñu waree jëlaat beneen mesure boo nga xëy ni dañuy woo étudiants yi ñu ñëw jàng si du tey bàyyi leen seen kër pour ñu yeggale seen corps moo tax coordination def ko suba bu ñu gisee méthode bu gën a efficace danañ woo étudiants yi fii ci université bi ñu ñëw ñu jàppaarloog autorités yi parce que lu ëpp tuuru ñaawteef yi ñu fi nekke ak ñàkk jubal gi ñu fi nekke mi ngi bëgg a sànq université bii di université Gaston Berger de Saint-Louis tey mën nañ cee yokk beneen UFR bu fi nekkaat muy UFR 7 résultat am ba léegi nii ñuy wax ak yéen nekkagul ay résultats définitifs te pourtant ñi ngi génn sax ñenn ci ñoom loo xëy na coordination comprendre na ko ku jàpp ni ñun dañ fi nekk pour défier kenn ci ñun ci suñu biir déedéet jot nañu gën a takkaat suñuy ceinture joxante ay loxo xeexandoo ngir université bi jëm ci kanam mais pas ñuy nangu benn autorité di toog fële di jël benn discours pour dugg ci suñu biir di ñu affaiblir ba tey université bi di continuer di sombrer ndax bu ñu delloo ci ginnaaw dañ doon wax UGB muy université Gaston Berger de Saint-Louis dafa nekk université boo nga xëy ni tey ndongo ya fay yeewoo duñ leen comparer kenn ci Sénégal tey bu ñu demee bay remettre en cause loolu bu ñu jël toor bi kese ñu sëf ko étudiants yi nañu xool ndax am état bi ca jamono yam doon wax ni UGB dafa baaxoon bay def ay résultats yu baax yan condition la fi tegoon pour étudiants yi man di def ay résultats yu baax tey jii boo jëlee UFR bu mel ni UFR agro nga xëy ni ñooy formé ñépp ñoo xëy ni tey seen xam-xam dina màcc ci lépp luy mbay ak sàmm bu ñu demee tey ba UFR boobu di UFR agro toll ci 870 étudiants ñoom amuñu lu dul ñetti salle ñeent yu ñuy defee cours nga xëy ni prof yi sax dañuy disponible mais du ñu am fu ñu defee seen cours ba dañuy mujj di renvoyer seeni cours seen calendrier di gën a augmenter di gën a jël volume tey autorité bi di wëlbatiku ni grève moo tax mi ngi nax boppam bu yaakaaree ni grève moo tax grève taxul liñ leen di ñaan nag ñoom autorités yi mooy bu fekkee dem nañ ba xam nañ reconnaître nañ seeni limite parce que bu recteur demee ba tey lépp lu ko coordination laaj mu ni man awma ci xam-xam directeur CROUS nga xëy ni tey wut luxe ak daw responsabilité moo tax mu génn université bi dem ville lu fa immeuble bu cher toog foofee yëgul lu xew ci étudiants yi dina toog ay ñeenti weer du ñëw sax ci université pour xool instruction yi nga xam ne mi ngi koy joxe ndax mi ngi jaar yoon tey bu ñu amee courage toog naan étudiants yi dañuy grève ba dañuy tardeel calendrier universitaire bi yoon la woon ñoom ñu xalaat ñoom seen gestion man dam ñun ci kuréel gii di coordination des étudiants dañoo jàppoon ni démb autorités yi bi ñuy génn dañ doon génn pour renoncer seeni qualité maanaam démissionner ci structure yi leen dénk parce que ñoom seen jëmi bopp reconnaître nañ ni ñoom mënuñu ku mënul nag bul tardeel Sénégal parce que Sénégal du Sénégalu Pape Ibrahima Faye du Sénégalu recteur Ousmane Thiaré boo demee ba mënoo ci liñ la dénk da ngay delloo lañ la dénkoon jox ko ku ko man mu doxal ko démb seen génn ñun dañoo jàppoon ni dañuy génn pour démissionner mais génnuñu pour jéem a wax coordination dara ndax ñun lépp loo nga xëy ne waroon nañ koo jël ci ay mesures jël nañ ko tey bu ñu demee bay dugg ci ay grève de la faim nga xëy ni loo xëy ni suñu diine sax nanguwu ko
mais dañu takk suñuy bët def de telle sorte que étudiants yi nga xëy ne duñ ñun ñoo leen jiite duñ leen dugal ci loo nga xëy ne day yàq seen jàng ñun nangu ko ñun tegoo ko c'est parce que ñi ngi bàyyi xel communauté bi nga xam ne moom la ñu jiite du ñàkk nag ci ñoom am ñoo xam ne seen bëgg jàng dina tax ñu duñu comprendre mouvement bi mais kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis day comprendre étudiants yooyu donc loolu moo doon point yi nga xam ni bëggoon nañ ko leeral ci sortie bi nga xam ni moom la recteur def démb fii si université Gaston Berger de Saint-Louis li nga xam ni dañ ko ciy dolli rek pour gën a leeral mooy non reconnaissance bu mu wax ni coordination reconnaître uñ ko tey ñuy fàttali étudiants yi ni structure boobu ñuy wax ni reconnaître uñ ko muy coordination des étudiants de Saint-Louis structure boobu moom moo xeexoon ba jox leen ñaari village yu mujj yii nga xam ne mi ngi si université muy village P ak Q pour atténuer souffrance bi nga xam ne étudiants yi ñu ngi ko doon dund ci manque de réalisation di leen wax ni kuréel googu tamit moo nekk di xeex doxalin bi nga xam ne ministre de l'enseignement supérieur jël na ko ci budget d'investissement université Gaston Berger de Saint-Louis année yi ñu génn mu def ko 0 franc ce qui veut dire que moo tax tey jii université mënu leen fay gis benn réalisation de taille ci ndax ay manquement ak bañ université Gaston Berger de Saint-Louis bu mu leen bañ Cheikh Omar Anne depuis bi Fallou Sène décédé ba tey jii ñuy wax ak yéen nanguwul sax décrocher appel coordination tey la neex mu bëgg a jël ay instructions jaarale ko ci ñoom recteur yii nga xay ni amuñu courage wax étudiants yi li nga xay ni moo xew ñoom directeur course yi nga xay ni amuñu courage wëlbatiku dellu ci njaboot gi ñu leen dénk ndax directeur course bu ñu fàtte ni mooy bàyyi bépp étudiant bu nekk fii tey bu ñu demee ba ñoom amuñu courage wëlbatiku jàkkaarloo njiit bi leen faloon ni ko yow kat lii bëggoon nañ nga defal ñu ko y'a problème tey kooku noonu moo taxaw di wax ni kuréel gii nga xëy ni coordination des étudiants de Saint-Louis malgré réalisation yi mu accompagner étudiants yépp di ko def étudiants yi xam ko bu baax nag moom moo taxaw tey mu ni kuréel googu existé wul bañ na ko ba dafa commencé dañoo gis ay xale yu ñuy wax coordination des étudiants de Saint-Louis ñu génn fa nii ah recteur xanaa dafa fàtte ni ñun la toogaloon ci ay réunion di signer ay protocole d'accord recteur xanaa dafa fàtte ni ñun la doon woo bu demee ba nga xëy ni am na lu mu bëgg a laaj état du Sénégal te mënu ko koo laaj jaarale ko ci ñun recteur xanaa dafa fàtte ni kuréel gii nga xëy ni mooy coordination des étudiants de Saint-Louis la daan toogal di xaatim bay jël seeni tur di ko amplier mi ngi nii kuréel CSL coordination des étudiants de Saint-Louis donc lii lépp pour wax leen ni leen tey su jëlee discours bu mel noonu mu teg ko ci table bi c'est juste pour montrer étudiants yi nga xëy na gëstuwun lu bëri ci coordination que ni bàyyi leen coordination da leen tardeel camarades étudiants am nañ confiance ci yéen am ngeen confiance ci ñun tey nag li nga xëy ni mooy doxal suñu liggéey mooy il faut ngeen may ko coordination possibilité tey mu jàkkaarloo képp ku mu war a jàkkaarloo pour xeex ak moom di ñu dugg nag ci lan moo tax tey coordination jël décision bu mel nii ñu leen di fàttali ni bi fan yële ñu génn kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis dañoo toog ñu waxtaan ñu ne ñun de gis nañ ni li ñuy demander lépp suñu toogoon ñu boole ko ci benn demande def ko suivre ko ba mu jeex mooy gën ñuy def à chaque fois di demander ba loolu amee ñu xaatim lépp ci benn mémorandum Macky Sall président de la République di jaar fii nii di dem di def tournée politique am ñu génn jox ko ay questions yoo xam ne dañu ko suñu li ñu bëggoon mooy mu defal ñu ko te ñoom autorités yi ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo toog ñu reconnaître ni coordination des dossiers bi mu leen jébbal lépp lu mu ciy laaj maanaam mënul ñàkk ci accompagner ndongo daara buy jàng ça veut dire ñoom reconnaître nañ pertinence action yi ñu leen demandé tey li ñu doon demandé li ci ëpp jëmul ci étudiants yi ci université bi la jëm muy ay réalisation bu ngeen seetloo ça fait des années que coordination nungootul génn sax di xeex di grève ndax bourse te pourtant bourse lu am importance la fii si université bi mais pour ñun lu accompagner université moo gën a am importance que loo nga xëy ni day dem directement ci étudiant malgré importance bi nga xëy ni bourse am na ko ci kanamu étudiant tey autorité bi moo taxaw di nier loolu lépp protocole d'accord su document boobu ñu leen soumettroon mu jur fi ay coow bañ signé ci benn protocole d'accord ci protocole d'accord bi bañ koy def wax nañ ñu lu ne ku étudiants yi nga xëy ni sax ñoo leen jiite dem nañ bañ ñuy traité ni dañoo jël ay xaalis ci autorités yi dañ ñoo corrompre ça veut dire pour ñu signer benn protocole boo nga xëy ni day tax kenn du def benn mouvement de grève fii ci université bi li muy métti ñu wone ci responsabilité maturité ak grandeur xam ni yàgg-yàgg dëgg dina leer bi loolu amee ñu toog ba délai yi nga xëy ni ñoom ñoo ko xaatimandoon ak ñun délai yi jeex te liggéey amul
ba mu jeexee te liggéey amul étudiant bépp bu taxawoon ak képp ku taxawoon ci administrateur ni ñii dañ leen joxoon xaalis pour ñu noppi xam na ni musuñoo laal xaalis xam na ni ñun liñ doon dox ci dëgg lañ ko tegoon ak ci njub ak bëgg université Gaston Berger de Saint-Louis teg ko fu kenn tegul ñu xeex ci ñeenti point yooyu muy tey vari interne bii ngeen gis ñu commencé ko te bu ngeen gisee li tax ñu gën ko yokk ci lii ni di ci demandé yéen ñëpp mën ngeen ko seetlu depuis bi ñu commencé ba léegi dañuy ñëw fin de semaine vendredi la ñuy ñëw jal fi seen ñetti jàll xeer dem bu ñu demee ba vendredi jotaat ñu ñëwaat jalaat seen ñetti xeer dem loolu nag ñun demandé wuñ ko bu ñuy demandé liggéey dañuy demandé liggéey bu jaar yoon parce que ñoo toog planifié ak ñun ni liggéey bi ci weer ak fukki fan lañ koy ëmb donc délai yi ñu ko defoon nañ ko respecté beneen point bi muy li nga xëy ni mooy ndoxu foos yi nga xëy ni moom lañ dàqee woon ñeenti étudiants fii si université bi tey gàcce la kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis génnaat di wax ci waxu ndoxu foos parce que ñun dañoo jàppoon ni ba ñu dàqee suñuy camarades suñu ay naataango fii ci université bi ñu mënoon a génn manifester ko ñu mënoon a génn wan Sénégal yépp ni lii ñu def day jaaduwul parce que ñii seen droit lañ doon laaj ñu dàq leen ñu ni garaawul nañ toog parce que xëy na bu ñu dàqee ñii dinañ liggéey li nga xëy ni moo tax ñu dàq leen mais tey tiis na ci ñun lu ñu metti la ñu ñëwaat di kaasaat même question yooyu bañ ciy wax ni dañ ciy dàq ay étudiants ñu leen di rappeler ni leen coordination du coordination kese du délégué yii kese toog déedéet coordination étudiants yi yépp la ci biir université bi ñépp la deretu coordination di daw seen yaram tey bu ñu dàq tey bu ñu dàqee Djibi Diène wala ñu dàq Ousmane Gueye ndax dañ doon laaj xamuñu ni dañoo gën a renforcer doole coordination parce que dina am beneen Djibi Diène buy génn ci 18000 étudiants yi nekk ci université bi ñëwaat toog fii di leen laajaat les mêmes questions donc du tey du ay menaces dañ leen di dàq dañ leen di yóbbu conseil de discipline mooy tax ñu retirer lii étudiants yi nañu gën a déggal seen njiit yi parce que tak lu ëpp tuuru comme ni ñu ko waxee léegi beneen point bi mooy li nga xëy ni mooy ñàkkum ndox bi ci université bi tey jarul sax nga ciy sonn wala nga ciy wax doxal ci campus bi social bii ñaari pas nga xam ne étudiants yi li ñuy dund metti na trop rawatina ci jamonoy weeru koor nga woor ba ngoon jot war a dog sa koor ñi ngi génn ci carême ak koor tey étudiants yi pour sax jàpp nga mën kaa def di nga dox di wër fajar jot nga war a wut ndox boo naan doo am fenn foo naane am na ñuy génn di dem ba sànnaar pour wuti ndox bu ñu naan te bu ñu demee foofu sax presque mën nañ ci même kii la ñuy dund donc tey xeex question ndox boobu nga xay ni ñun def yàgg nañ ci délégation toog nañ ci ay réunion ñu nit problème mu ndox lañ am ndax UGB maanaam département Saint-Louis 18500 mètres cubes d'eau la ñuy partagé ci zone yépp ñoom ñu dem ba xam ni loolu doyul ñu toog ci bokk nañ ci comité yi nga xay ni moom lañ tegoon pour yokk ndox bu sell bi fii ci Ndar donc xam nañ bu baax lenteuru travaux yooyu fan la toll parce que dañ ko estimé woon ci 22 mois te boobaak léegi mat na ñaari at te mënuñoo dem rencontre bi ñu mujj am ak ñoom ëpp na at te bañ fay jóge dañ ñu woon li des ci travaux yi day ay 6 mois lay doon pour ñu avancer te tey ba léegi ci manque ndox bu metti boobu la étudiants yi nekk tey yoon la kon étudiants yi jógaat waxaat leen ci njekk ak teraanga fan lañ toll ci liggéey yooyu loolu nag moo indi mouvement bi parce que autorité bi ñu leen di rappeler su nangu woon toog ak ñun ñu xaatim lu leer ñu waxtaan ñu jox ñu information yu góor ñu tegu ñu mën a wëlbatiku wax ko étudiants yi duñ mus a dem ci grève parce que dañ leen di rappeler di coordination balaa muy entamer benn action li muy njëkk a def mooy woote képp ku mu war a woo ni la ñun de bëgg nañoo xam lii ak lii et ci ñàkk a am loolu noonu mooy conditionné coordination tey muy dugg ci ay grève donc grève bi nekkul lu ñu gënal bu leen neexee nag nañ ñu traité étudiant gréviste mais dañ ciy continuer ba kere ñu ciy am gain de cause beneen question bu nga xëy ni bokkoon na ci revendication bi nga xëy ni joxoon nañ ko autorité bi mu nekk paiement bourse ak question insécurité bi fii ci université bi démb nag recteur man li ma jàpp ci communiqué bu ci presse bu point conférence de presse bu mu def moom mooy ndekete ñun dañ doon liggéey ak autorité boo nga xëy ni musul bàyyi xel suñuy dugg ak suñuy génn parce que bu nee yokk nañ ci seen plateforme ay points yoo nga xëy ni musuñu koo waxtaanee ak ñoom man dama jàpp ni kon ñoom ndekete heure saa suñ toogee coordination waxtaan bu ñu génnee ñoom fàtte nañ lañ doon waxtaanee
ndax point yi ñu ci yokk buy point bourse tey buñ demee ba naan fay nañ étudiants yi ci 95% jamono jii ñuy wax ak yéen dugg leen ci réseaux sociaux yi ngeen xool étudiants yi waxuma sax UGB université Sénégal yépp li ñuy coow mooy arnaque bi ñu leen di arnaqué ci bourse yi nga xay ni droit la seen droit la ñu war kaa jot tey da ngay gis étudiant woon dañ ko war a fay dañ koy dawloo ba année bi jeex ñu retourner bourse am Ecobank mu ñàkk ko te mënu si dara te pourtant bourse yooyu noonu xëy na motivé wuñu sax pour ñuy coow mais am na famille yoo nga xam ne ci bourse yooyu la ñuy dund donc tey dara gënul jaar yoon coordination gi nga xëy ni ñun ñooñu étudiants yi ñoonu jiital te jiital boobu nag ñu rappelé ni soxlawuñ ci légalité légitimité kese lañ ci soxla te ñu ngi koy am parce que étudiants yi la d'accord mais père de famille bu si nekk tey da ngaa war di xool sa njaboot ndax am ñi ngi foontoo gànnaay ndax am sa njaboot ñi ngi foon donc insécurité bu muy wax ni étudiants yi la insécurité bi même su dee étudiants yi moom il est dans l'obligation de venir teg benn dispositif de sécurité boo nga xam ne day tax parce que fii ku si nekk mi ngi fi yar bu ne te ñuy fàttali aussi ni buñ jiiñ étudiants yi insécurité parce que yoon la woon kurus mu xam étudiant ban moo nekk ci temps nekk ci université bi war fee toog di fi jàng ak kan moo fi war a jóge tey bu ñu demee ba ñoom mënuñoo identifier kan ak kan mooy étudiant sécurité amul ci université bi te rencontre boobu bañ ko defee bokkoon na ci ay engagement yu mu jëloon mu ni buntu université yi de dinañ xool nu ñu def ba teg fa ay agents yoo xam ne dinañ mën di contrôler nit ñi bokkoon na ci lëndamaay bi nga xam ne université bi lëndëm na ko ñu ni woon ñoom dinañ def de telle sorte que dinañ yokk éclairage bi ba nga xam ne tey étudiant dootul am tey ñi ngi nii ñun ñëpp ñi nga xam ne yàlla daf leen nattoo protéger doomu aadama duñu toog 2 secondes seen chambre parce que chaque jour ñi ngi woo ay nit ñi ngi leen di woo damaa bëgg a dem jàngi UFR te ñemewuma ci yoon bi est-ce que doo ma yóbbu ma dem jàngi ñuy def ay navette di yóbbu ñi nga xay ni tey ñoo ngi leen ñoo leen féete mag wala ñun jàpp nañ ñu war nañoo veiller ci seen kaaraange donc tey ki nga xay ni mooy njiitu université bi yàlla def ñu dénk ko lépp luy accompagner étudiant pour mu atteindre ay résultats moom fan la nekkoon kooku dem moo nekkoon waa ji nekkoon ville loué bâtiment boo nga xay ni estimé nañ ko sax dépassé na président léegi mi ngi wax 20 millions ci ay 40 di incarner luxe bàyyi étudiants yi ci galère c'est parce que moom sentirul insécurité bi am ci université bi moo tax yoonam nekku ci que yéen ñii fi toog yéen ñëpp ngeen dee yoonam nekkul ci loolu parce que moom sentirul ni mi ngi ci insécurité te pourtant bu fàttali ko warul doxale noonu parce que ñàkk sécurité ak ñàkk a jël seeni responsabilité moo waral tey moom mu ñëw fii nekk fi directeur u CROUS donc ñu leen di fàttali ni waxaat na moom ci sortie bi mu def aussi que ni GST yi nga xam ni moom la étudiants yi doon def mooy impacté négativement ci budget bi nga xam ni moom lañ ko dénk léegi ñun li ñu bëggoon a xam mooy bu fekkee GST yi kese la xanaa moom dafa fàtte comptabiliser somme yi muy versé di ko fay ci location de bâtiment te bâtiment yi nga xam ni bu ci dëkkoon fii nii ci biir université pare na depuis 2019 moom xaalis boobu nga xam ni da koy génn ci université bi di ko dugal feneen daf kaa fàtte donc bu ñu di jël liñ lu négatif lépp sauf ko étudiants yi nañu xool ñoom tamit ci seen doxalin parce que ànd neex na trop mais koo bàyyi mu dem ak ay mbagam te ñun dootuñu nangu benn yoon na ko ñëpp xam directeur CROUS que recteur ñu toog ci université bi lu ñu leen laaj ñun xamuñu ko ndax dañ leen a dénk institution bi te ñoom ñoo war a liggéey pour institution bi jëm ci kanam donc kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis dina woowaat étudiants yi ci solidarité dina woowaat étudiants yi ci suivre mot d'ordre bi à la lettre parce que du ay section unique mooy tax ñu repousser te section unique boobu ñu leen di waxaat ne du musa am ci université bii nii tant que ñu ngi ciy nekk beneen question moo nga xam ni yokk nañ ko ci plateforme bi muy manque d'infrastructure au niveau ci fii ci campus pédagogique bi ak fee ci campus social bi tey loolu bu fekkee ñun mënatuñ koo demander lan la ñuy defati ci bopp kuréel gii jiite étudiants yi université bi fan yii ñu génn indi nañ fi suñuy rakk nit ñëpp tey ñi ngi daw ci fu nu dugal seen rakk pour ñu tëdd pourtant boo demee fee sa université Cheikh Anta Diop ay pavillons yu bees tàq ma nga fa ñuy tabax pour jàppale étudiants yi ñu am dëkkuwaay nga dem si yeneen université comme Bambey gi nga xam ni bu mu nekkee ci problème dëgg kuréel gii ñuy wax ni existé wul kuréel gii ñuy wax ni kii moom lañ demandé pour mu dem toog ak ñoom wax leen lan ak lan lañ war a def nan lañ war a jàppalee état du Sénégal pour ñu avancer ak les universités du Sénégal tey kuréel gii di coordination moo ko déplacé woon defe ko ca Bambey
kon day ñëwaat juste di confirmer que ni ñoom dañuy nangu de bu coordination defee lu baax ñu ne ah moo fi gën ñoom sax li ñu jàppee lu baax bu ñu defee lenn loo xëy nag c'est dans le sens de revendiquer ñu ne ah ki ñii di baaxuñu ñii jëruñoo déglu donc honnêteté amul ci suñu ànd ak suñuy administrateur manque d'infrastructure boobu bu ñu ñëwee fii ci campus pédagogique bi tey UFR bu mel ni UFR agro nga xay ni kenn dutewul pertinence su tey former nit ñi ci cadre boobu tey ñetti salle de cours ñeent lañ am te salle de cours yi ñu am sax amul équipement bu mu war a am pour étudiants yi mën fa toog tey professeurs yi dañuy disponible mais duñ mën a def cours tey UFR boobu nga xay ni mooy UFR agro am ay bâtiment laboratoire yoo xay ni tabaxoon nañ ko depuis 2018 mu pare ba léegi nii étudiants ya fa nekk ñi ngi daw ci jot ci seen laboratoire yooyu pour mën a exercer seen métier bu ñu demee ba toll ci étudiants ya fa nekk di wax ni ñoom formation bi ñu leen di defal toogoon seen kër di jàng bay traditionnel moo ko gën kon war nañoo xoolaat ci yan condition lañ teg université bi yooyu yépp nag ñun dañoo nangu benn affaire mooy ni ñiñ fi teg ñoo xam ne ñooy autorité interne yi ci social bi ci pédagogie muy recteur ak directeur de cours maanaam xam na ni ñoom mënuñu ñun li ñuy demandé moom mooy kay ñoom nan la ñuy def ba joxaat ñu suñu université parce que xam na ni mënuñu léegi nag seen kilifa gi nga xam ne mooy Cheikh Omar Anne tey mën nañ ni bu seen enseignement supérieur nekkee ci problème yi moom la parce que moom mooy manigancé mooy dugg ci seen xel di leen defloo defin yu mel nii ndax mënuñu ni tey Bambey nekk ci ay coow ñu ne ah nañ dem toog ak ñi nga xam ne ñooy représenté étudiants yi ñu waxtaan ak ñoom dem bay yónni kuréel gii di coordination pour ñu dem waxtaan ak ñoom dem bay yónni yeneen kuréel Ziguinchor am problème ñu jaar fa ak ñoom kuréel gii di coordination waxul rencontré Cheikh Omar Anne bu fekkee am na courage u déplacé woo Dakar ñëw UGB ñu dugal ko auditorium ñu toog moom monsieur le ministre nous les représentants d'étudiants ñu def débat ouvert ñu ngi koy défier ci loolu pour mu xam ni question yii nii nekkul ni dañ tey étudiants yi dañuy dem ci restaurant yi di lekk ceeb yi ñuy lekk ay pont lu ne lañ ciy génne tey bu ñu xayma lu toll ci 40 milliards jaar na ci loxoom ci ñeenti at yi mu fi nekk lan la fi nekke muy ay recrutement yoo nga xay ni agent de sécurité yoo nga xay ni ñenn ñi bu ñu xoolee seeni at méngoo na ak suñuy atu waajur tey bëggoon nañ ci agent de sécurité boo ko gisee yow mi muy sécuriser sax sa xel xaw a dal mais agent de sécurité boo nga xay ni yow bu tëdd jotee moom moo lay njëkk a tëdd agent de sécurité yoo xam ne bu tëdd jotee ñoom ñooy njëkk a tëdd étudiants yi ci condition yooyu Crous nekk ville xamul lu xew ci université bi ñi ci gën a am importance jàpp nañ ni ñoom waruñu sax ñëw fii pour joxe ay instructions wala suivre seeni instructions pourtant administration boobu la kuréel gii di coordination des étudiants de Saint-Louis di jàmmaar loolu jamono jii ñu toll kon étudiants yi bu ñu jël lépp teg ko ci ragal bu ñu jël lépp teg ko ci suñu bëgg jàng bëgg nañ jàng mais bëgg nañ suñu génnee fii nii tamit li ñu doon jàng luñ ñu ci laaj ñu tari ko te loolu li ñu koy may mooy ñu am ay conditions yu baax yoo xam ne mën nañ ci jàng dañ doon muñ nag di dem université musul nekk ci parce que am na ñuy wax ni étudiant dafa war a muñ étudiant dafa war a muñ dëgg la dañoo war a muñ mais tey bu ñuy xeexuñu parce que dañoo bëgg lu benn université am ta ñu war ko am de dañuy xeex parce que dañoo bëgg bu ëllëgee bu ñu génnee milliards yi nga xëy ni président def na ko ci étudiants yi mu mën a servir quelque chose mu mën a jariñ Sénégal bi ñu nekk ñu génn doon ay kilifa ci dëkk bi mën a wane xam-xam mais bu dee regroupé ñu fii kese defal ñu ay formation yu bon ku wax ñu comploté ko ni dañ koy jéem a dàq wax dëgg yàlla jàppalewuñ Sénégal pour mu jaar ci yoonu développement te pourtant seen njiit bi leen jiite day développement lay militer donc ñu koy rappelé waat encore une fois que ni Crous li muy dépensé ci budget ci ñeenti at yi ñu fi fal kii nga xam ne mooy directeur Crous yegg na ci ñeent fukki milliards yooyu nag amu ci lenn loo xam ne investissement la buy matérialiser buy jox étudiant tey mu jàpp ni kii ñu ko dénk muy tutéeram mi ngi daw di def ay effort pour jàppale leen pour ñu avancer lu dul nekk fii di louer ay bâtiment di def ay recrutement partisan di
jël xaalisu université bi du léegi ñu dugal ko fi ñu ko war a dugal pour étudiants yi man ci yëg seen man ci yëg ni ñii kat ñi ngi jàppale étudiants yi pour ñu avancer defuñu ko du benn du ci logement du ci même li nga xëy ni mooy quinzaine de l'hygiène et de l'entretien bi nga xëy ni daf doon am ci université bi chaque année bu ngeen seetloo CROUS toog na ñaari at defu ko ren jii dañuy gàcce ngaalaamal kuréel gi nga xëy ni dañoo ànd ak moom di liggéey muy commission sociale parce que tey suñu ci xarul woon seen tànk tubéy mën nañ ni quinzaine de l'hygiène boobu et de l'entretien du mus a am ci université bi te pourtant de quinzaine boobu moo doon réduire lépp loo xëy ni mooy manquement ci université bi ndax tey bu ñuy wax ñàkkum ndox mi amaana 18500 mètres cubes yi ñuy wax jugewul ville pour partie bi nga xëy ni moo ci war a ñëw ci université bi lépp ñëwul ndax am na tuyau yoo xëy ni toj nan am na robinet yoo xëy ni dañuy fanaane di xelli yooyu yëpp CROUS war a nekk ci disposition defar ko pour ndax ñu mën a yaxanal li nga xëy ni moom mooy ndox mi ci campus bi mais CROUS nekkatul sax ci réflexion donc koo xëy ni mënatul réflexionner kooku du construire donc li ñu gis lu gën a simple mooy ñoom comme wane nañ seeni manquement comme wane nañ ni mënuñu nañu bàyyi ak suñu université